asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag émission bi moom dañuy jël recette suñu sœur bi ñuy wax Adji Ndiaye mi nekk ci Bichri TV moom la ñuy jël tey ñi moom moo ñu jox recette bii nag mu nekk tey dañuy togg mbaxalu Saalum mais du bu sénégalais yi de bi ñuy def nii tey bu gambien yi tey dama delluwaat ci sama mbokk gambien yi donc tey jii la ñuy defar mbaxalu Saalum bu gambien yi recette bi nag soxna Adji comme ni ma ko waxee moo ma ko jox lii nag moom moo siy dem dinañu soxla poisson fumé donc ñoom kobo bu ñu lakk bu ñu fumé bi dañuy utiliser ma am fi benn ki nga xamante ni par exemple amul accès si kobo bu ñu fumé mun nga utiliser maquerelle maquerelle mooy jën boobu te muy mel ni jey dama xamul tur bi de Sénégal te muy mel ni jey daal te nga xam ne ke amul waasintóor te nga xam ne moom la ñuy def généralement booy def thon moom ngay mélanger ak sa yabooy moom ngay utiliser dinañ soxla aussi paañ dinañ soxla tey dama am géej tuuti géej laa fi am donc mu ngi nii ma def ko ñu soxla aussi netetu mu nekk nii dinañ soxla ceeb ak gerte noflaay comme niñ ko waxee rek dinañ soxla aussi ñebbe sama bos dinaa si def ñebbe ak aussi paañ bu ñu fumé ak kii yoxos bu ñu fumé ki nga xam ne paañ wala yoxos normal la am mun na ko utiliser aussi dinañ soxla diwtiir donc loolu mooy recette bi man nag foog ma indi ci sama touche personnelle léegi loolu nag li may def mooy damay jëlaale tuuti jën ma lakk ko séparément teg ko fële pour ki nga xamante ne par exemple peut-être ceeb bi gënalu kooku yooyu moom dina mun a lekk jën ak ay légumes donc yooyu dama koy teg séparément damay defar jën ak quelques légumes yoo xam ne moom laay boole ak ceeb bi pour ki nga xam ne bëgg na donc légumes yi nga xam ne ñoom ñooy jëm ci ceeb bi originalement kanja lay doon ak jaxato mais man kanja rek laa fi yore xaw ma fu jaxato bi dugg donc mi ngi noonu daal donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fii li may def mooy damay commencer def tuuti sel voilà gis ngeen sel laay def léegi comme li ma leen waxoon légume bi c'est optionnel man légume bi dama koy def pour sama jën yi léegi au lieu dama koy baxal feneen dama bëgg a def ko ci cin bi moom mu commencer ma baxalal foofu ba mu ñor comme ça ma mun a ñëw attaquer parce que fii moom li ñu fiy def daanaka amul dara ceeb bi la ñuy ñëw tey bu ñu paree daal di dëbb suñuy netetoog yooyu ak gerte geek soble yeeg suñu nokkos quoi moo tax ma bëgg a def légumes yi fii bismillah bu ko defee man su ma paree rek damay daal di seppi légumes yi rek jubal ci sóor bi directement en attendant damay daal di sebet sama ceeb daal di koy tay le temps ñuy pare donc légumes yi comme je l'ai dit optionnel bokkul ci recette originale bi ma ngoog donc mi ngi noonu nii la ñuy def ma daal di jël sama laurier après sànni ci donc daal di koy tëj bàyyi ko muy ñor ndànk-ndànk rek bu ko defee le temps ñuy defar suñu nokkos yeeg yooyu dina ñor surtout que amul diw amul tomate amul dara day gaaw a ñor ba bëgg a dee. voilà gis ngeen fii nii jën bi ma wax ni donc jën bi aussi c'est optionnel ku mu neex la dama fi am benn nokkos bu ma defaroon nga xam ne dafa am laaj poobar ak ay jinjeer tuuti ak poivron sel ak yooyu noonu saf-safal yooyu daal ñoo fi nekk donc moom laa jël rek daal di koy teg nii mariner ko jën bi am na citron aussi bu baax ak vinaigre moom laay jël ku nekk rek yow yaay xool sa marinade boo xam ni bëgg nga ko léegi li muy def mooy man li tax ma koy def mooy pour boo xamante ni am na ku tombe ci affaire yi te peut-être xamul plat bi walla neexu ko noonu mu am beneen option mais gaw ma ni plat bi du la neex parce que yi ci nekk daal neex na macha allah ba jaaxal ma plat bi neex na loolu donc da ngay daal di def nii rek jox nit ñi option comme am na jën
moo tax ma ne xaaral ma jël pourquoi pas ma jël sama jënu bopp teg ko dagg ko nga xam ni ki nga xam ni dafa am envie jël jën noonu te bëggul ci fumée bi lu bari mun na am option bi bu fekkee da nga am koo xam ni tamit ku ci tombé te régime alimentaire am dafa laaj mu bañ a lekk lu am glucide maanaam ceeb comme léegi ñu bari dañ koy xaw a éviter donc moom aussi dina am option boo xam ni dina ko mun a utiliser comme par exemple tey jii nga amoon koo xamante ni supposons dafa am allergie pour noix comme lu mel ni gerte moom munul lekk mbaxal saalum bi parce que star bi mooy gerte bi ak netitu bi donc surtout gerte bi yow léegi di nga ko mun a jox lii ku mel ni sama doom Pa Ali su fi ñëwoon tey dinaa ko mun a jox lii gis ngeen voilà ñii rek la ñuy def fexe nag ba moom du laal dara loo xam ne am na gerte wala lenn donc parce que sinon dafay defeat purpose dafay yàq li taxoon nga def ko yépp gis nga bëgguma ko def lenn loo xam ne day compétir ak lekk bi ci boppam pour ki nga xam ne daf ko bëgg a booleeg ceeb bi moo tax ñu simplal ko nii gis nga dañ koy bàyyi mu mariner peut-être ay 1 heure de temps wala un peu moins parce que jën la soo ko bàyyee lu yàgg rek dafay commencer acide bi da koy commencer togg donc mu mel ni comme ceviche daal voilà li jeex na donc dañ koy bàyyi muy mariner ñu ñëw jublu ci yeneen affaires yi incha allah. voilà dañuy jël suñu nokkos ñu dëbb ko léegi nag nokkos bi ñaari yëf la donc dañuy jël lenn li sóor ko leneen li ñu daal di koy wàññi moo tax gisu leen ma jaxase ko ak netitu bi nii parce que recette bi liñ ma wax mooy bu ma buggee defar sauce bi nga xamante ni kii bi diwtiir bi pour sauce bi muy àndal donc loolu damay wàññi ci nokkos bi jaxase ko ak diwtiir bi nga mel ni comme kuy defar soosu ciw diwtiir noonu almost loolu lay ndirool daal donc moom laay defar moo tax defuma ci netitu bi donc dama ciy wàññi tuuti def naa ci moitié kaani voilà ma def ci kii bi aussi oignon vert ak aussi poivron ñoom laa def léegi su ma paree nii damay daal di ñëw rek dëbb ko voilà gis nga baax na nii damay wàññi leneen li nag ma daal di ñëw jaxase ko ak kii bi netitu beek yooyu donc ñu def loolu en attendant après ñëw wan leen gis nga tuuti rek laa dindi parce que li may defar ci soosu diwtiir bi barewul parce que booy xool nii peut-être du ma def sax yépp tuuti laa ciy def dama koy def ci ci casserole après daal di bu seeyee tuuti ma jël soble bi def ko ci boo leen xool nokkos bi defaguma ci benn assaisonnement c'est fait exprès parce que netitu bi ma dëbboon bi dama ci defoon ay assaisonnement ak yooyu donc bugguma mu saf léegi man au fur et à mesure ma koy togg ci sauce bi ci laa ciy def ci laa koy assaisonné daal moo tax parce que bugguma xorom yeeg yenn affaires yi saf ba mu ëpp duma ci am contrôle donc ma daal di tegee ko nii léegi gis nga dañuy fexe aussi xaw a éviter tuuti kii bi nokkos bi tooy parce que yëf yi bëgguñu mu tooy xepp ceeb bi li ciy dem bëgguñu mu tooy sinon rek day mujj nekk mbaxal bu tooy quoi léegi ma daal di ñëw def ci netetu nag danga siy def lu xaw a takku tuuti booy xool netetu bi mokkul rumbax parce que dinay neex ngay dajaale tuuti ci kiiwu netetu bi mais ki nga xam ni bëggu ko par exemple moom mun na ko bañ a def nii mun na ko mokkal bu baax a baax donc gis nga damay dolli netetu bi c'est selon votre goût parce que moom mooy nekk staru lekk bi ak kii bi ak bon baax na nii ma xool am na ñoo xam ne dañuy jël netitu bi di ko tëmbal noonu man yeggaguma degré boobu mais ku ko bëgg rek mun nga ko def léegi ma daal di jël nii tëj carrément waaw voilà daal di mixé waat encore voilà baax na nii pour man léegi dama koy transvaser def ko feneen après di xool mun naa xool assaisonnement beek yépp avant ma koy def ci kii bi ci cin beek yooyu léegi bu ñu paree lii dañuy daal di ñëw jubal rek ci suñu kobo bi ma wan leen nuñ koy fejetee ak yooyu ki nga xamante ni musu ko def par exemple nu mu koy defee incha allah. voilà gis ngeen li ngeen gis fii mooy kobo ku nekk yooyu yaay xool ban jën nga am bu ñu fumé nee nañu kii bi recette bi pour jën boo am rek la gis nga damay daal di jël
obo bi ku mu ne ki nga xam ne bëggu na der mun na ko utiliser mais man comme du ma lekk deru jën surtout bu fekkee ni kiiwul saafuñu ko bien que bii waw na nag loolu mais dama koy dindi nii nicement teg fële daal di ñëw jël gis nga fejet bi moom dafa yomb boo defee nii ku nekk yow yaay xool naka nga buggee mu dijji daal gis nga boo defee nii daanaka mu dem yax yi ci kaw laa gis parce que benn moitié bi dama ko def ba pare gis nga te même jën bi mun nga ko def aussi ak loo xam ni dañ koy tartiner par exemple comme boo amee yenn gis ngeen kii petit plat yi ñu defaroon bi même jën bi day def loolu te ñu utiliser woon saumon fumé bi bii aussi day def loolu gis nga ma am fi tuuti crevette bu tooy ak bu wow bu tooy bi c'est pour décorer ku mu neex mun nga utiliser bu kii bi bu tooy bi tëmbal ko mais man tey jii je préfère jël bu wow bi comme li ma leen di wax chaque fois moom laa ëpp tolérance que bu kii bi bu tooy bi yax yaa ngi nii ñoom dañoo xaw a dijj donc lii la ñuy continuer rek daal di dindi ba mu set géej baa ngi nii suñu paree dañ koy daal di jël rek moom tamit daal di koy def ci affaire yi donc bu ñu ñëwaatee ki yéen xam naa mooy bu ñuy dem incha allah di seeti ji suñu légumes yële may def fële di ko seppi moom la ñuy def léegi instant bi dugal jën bi ci four bi jot na dama koy dugal ci four bi rek ku mu neex nga lakk ko ci biti wala nga def ko ci sa kii wala nga saaf ko aussi yow yaay xool rek ban moo la ci arrangé. voilà gis ngeen kii bi chou pommé yi ñoom pare nañu dama leen di seppi bismillah parce que bëgguma mu ñor ba kii ba ëpp daal gis nga teew moo ko tey ak kii pig bi moo tax ñu ngi dem fu ne dama koo fàtte sànq maa xalaat dama yàkkamti gis nga nii rek laay continuer sepp yi nga xam ne pare nañ te daanaka yëpp pare nañ après ñu ñëwaat ak yéen wan leen incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii li ma leen doon wax sànq mooy gis nga ceeb bi moo nekk nii dama ko tayoon donc li ma waxoon moo nekkoon mesure américaine dama jël 2 cops et demi bi moom laa def comme ceeb dinaa ko def en grammes ci suufu vidéo bi comme description voilà su may bind ingrédients yi léegi ma jëloon encore la même chose ma def ko ci gerte mais dama au lieu de ma xool bi ma gisee nii bi ma defee 2 kii ak demi gerte dama mujj def 3 cops gerte donc parce que dama bëgg mu xaw a saf tuuti gerte daal léegi moom laa jël def ko daal di koy daal di koy def fii léegi bu nekkoon bu Sénégal bi la dañ koy jël daal di koy tayaale ak ceeb bi mais bu Gambie bi c'est pas la même chose ñoom ñëpp da nga koy def séparément man sax dañ ma waxoon par exemple jarul ma koy tay parce que vapeur u kii bi ceeb bi dina ko togg mais c'est juste pour am lu gaaw comme dama yàkkamti dama koy dugal ci micro-ondes bi moom mu jox ma début déjà donc damay dugal gerte bi foofu pour quelque chose comme ay 2 à 3 minutes mu jox ma head start foofu le temps may dem sóor ak affaire yooyu comme ça bu ñëwee moom ma mun a mélanger yeneen ingrédients yi nga xam ne ñoom ñooy dem ci sombi kii nee naa ko sombi sax parce que gerte nof laay sombi gerte la si sama xel di dem mooy dem si gerte bi comme ça ñu commencer assembler dès à présent incha allah donc ma dugal ko si micro-ondes bi après ñëw wan leen nu muy mel loolu la ñuy jël rek daal di koy def si cin bi aussi incha allah. voilà gis nga maa ngi nii damay def tuuti sama mélange d'épices donc moom laay def pour xool suñu assaisonnement xam naa ni ñankatang bi kii bi njulug bi moom tuuti na mais ma nekk ci côté boobu moo ma gënal fuuf may nekk ci côté bu ëpp bi comme li ma def ci ceeb bariwul léegi ñu daal di sóor bismillah parce que bu ñu fàttee yi ñuy def ci biir bu ci nekk day jël wàllam ci côté ndox dañuy am ñoom seen ndox naturel donc jus naturel lu lekk yi voilà gis nga baax na nii pour man baax na nii léegi su ma defee nii damay daal di ñëw du gis ngeen ba léegi defuñu ci diw defuñu ci lenn donc bu ma ñëwee nii damay daal di ñëw def sama ñebbe voilà ki nga xam ni nag moom parce que ñebbe bi ma am daanaka ñor na
moo tax ma sañ ko def heure bii. Su fekkee ni ñebbe boo xam ne ñoragul la bu ñu xooj bi boobu da nga koy xaw a teel a baxalaale ak ndox bi quoi pour mu am temps ñor bu baax. Donc quantité ñebbe bi c'est selon votre choix. Man comme ñun suñu kër dañoo bëgg ñebbe lool donc ma daal di koy def nii. Su ma defee léegi sama xaar ma wàññi gaz bi voilà su ma defee nii ma daal di jël si nokkos bi ma def tuuti dama koy tegle. Léegi nag man waxuñu ma woon lool de lii man maa koy defee nii rek pour bu ma koy mélanger après mu yomb si man. Gis nga nokkos bi amoon netitu bi laay def nii. Am na ñu koy tay ak yooyu mais man duma ko tay incha allah nii laay def. Donc gis nga gerte bi moom pour mu jox ma rek head start la woon. Bismillah ma teg ci kawam nii. Laa di def gerte bi nii parce que vapeur bi moo koy togg. Ñu jël suñu desitu nokkos bi. Yëf yi da nga doon def rek benn couche kese. Voilà léegi ma daal di jël gis nga sama kii bi poisson fumé bi ku mu neexoon nga mélanger ko nokkos beeg yépp xam nga defandoo ko mais man dama bëgg di daj yëf yi macha allah. Gis nga nii ma jël gis nga sama crevette bu wow bi tamit ma teg ko ci kawam nii. Ma daal di jël gis ngeen géej bi ci biir laa koy dugal teg ko nii ndànk daal di jël paañ yeeg yooyu teg ci kaw ak gis nga yoxos bi soo leen xoolee di ngeen xam ne man paañ moo ma dàqal yoxos moo tax paañ bi bari. Donc sama tuufa bi ak crevette bi damay bàyyi ba ma jekki su ma jekkee rek ma daal di ko ci def parce que dañoo ñor ba pare. Donc ma daal di jël kaani bi teg ci biir daal di koy upp ràpp bàyyi ko fii peut-être ay 15 minutes yooyu ñu xool daal incha allah. Voilà gis ngeen diwtiir bi laa jël ma sotti ko fii comme li ñu waxoon rek su la neexee mun nga ko jël nii kese nga daal di koy suy ci sa ceeb mais man recette bi ñu ma jox dañ ma defal sauce spéciale donc dama daal di jël diwtiir bi daal di dëbb suñu nokkos bi ñu dëbboon bi sànq moom laay jël def ko ci biir cin bi bismillah ci biir sauce bi. Donc duma ci def ndox duma ci def dara léegi dañuy laxal nokkos bi daal maanaam loolu mooy nekk sauce bi nga xam ne moom mooy ànd ak suñu mbaxalu saalum bu Gàmbi bi tey jii. Donc mu ngi nii comme ni ma leen waxoon rek début ba recette bi soxna Aji Njaay moo ma ko jox ma daal di ci am yi ma ci rax tuuti rek xam naa ne bu ma jàppee moom du baax ci man mais mooy loolu comme on dit togg moom après de yow yaa koy jël rek boo paree boo ko essayé comme niñ la ko waxee nga daal di jël sa touche personnelle daal di ko ciy def. Donc mu ngi nii dañ koy bàyyi muy mijoter ndànk après bu ñuy dem ba koy waaj a yàq dinaa leen wan incha allah nu muy mel bu ko defee ñu jéem a nettoyer tuuti di préparer parce que togg bi daanaka pare na bu ñu jeexee booy xool yëf yi jeex na après ñu daal di ñëw rek lijjanti jën ba leen ñu ci defoon noonu daal di nettoyer pour ñëw yàq incha allah. Voilà gis ngeen léegi dañuy daal di ñëw ëlbati benn yëf mi nga xamante ne dama ko fàtte woon mentionné sànq bi may sóor mooy par exemple ki nga xam ne dafa am ceeb boo xam ne dafa bëgg ndox. Supposons loolu boo defee ceeb bi bul defagum sa ingrédients yëpp en même temps da ngay bàyyi ba ndox bi deñ léegi su ndox bi demee ba nga xam ne ndox bi yëpp muus na nga door ci def sa ingrédients yi sinon boo ko ci defee lii risqué am mooy day bax ak moom ak maanaam yëpp nekk benn quoi alors que yow da nga bëgg ay couche yoo xamante ni yëf yi di réer ak a feeñ ak noonu nga xam ne du nekk dafa toggaaleeg moom mais daf ciy nekk di ci saf daal. Voilà gis nga mu ngi nii léegi dañuy daal di ñëw door suñu jeqi bu njëkk bismillah. Macha allah gis nga nii noonu la ñuy def rek di mélanger donc nii la ñuy continuer après bàyyiwaat ko tuuti rek gis nga daanaka mu pare. Gis nga sama ceeb bëggul ndox moo tax ma mun a permettre woon defandoo yëpp en même temps donc ñu daal di continuer après bu ko defee bu ñu paree xam naa ni mooy ñëw nag assemblée jot na suñu paree dañ koy gën a jaxasewaat fii bu baax a baax mélanger ko bu baax nga xam ni yëf yi dina gën a ñor. Surtout si côté gerte bi dina gën a ñor incha allah. Bi mais au fait
sentiruma ko sax xaw ma ndax li ma def moo doyul xaw ma mais def naa lu bëri de si koo xam ne duy togg généralement netitu li ma def bëri na lool macha allah macha allah macha allah sister affaire bi neex na lool. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indi doon leen li nga xam ne ñu ngi koy wax mbaxalu Saalum bu Gàmbi mu nekk boo xamante ni gaañi xoolal trust me essayé leen ko macha allah neex na ba fu neex yem donc essayé leen ko. merci beaucoup sama sœur bi nga xam ne moom moo ma jox recette bi ñu koy wax Aji Ndiaye vraiment sister I truly appreciate it this is awesome donc mi nekk Gambie moom moo ma defaral lii donc tey ji moom laay jox tey sama ñaari aji yi laay jox gis ngeen ma sama yére bi nii macha allah sama abaya bi fi ma fëlee nii sama doom moo ma ko jox ñu koy wax Aji Mbay nekk ci Seattle Washington moom moo ma solal fii dafay jaay xeet yu baax yi lay jaay moom aussi ay abaya ak façon yoo xamante ni macha allah à des prix vraiment très abordables ki nga xam ne intéressé na ko rek mun nañu contacter bii si yenn modèles yi la du ñàkk ma leen di indi yeneen modèles yi ngeen gis ko aussi mais macha allah daal laa leen di wax te vraiment prix yi li ma wax rek prix yu abordable moom la koy jaayee. donc voilà ngeen gis ni donc tey jii ñoom laa jox kii bi émission bi tey moom sama ñaari aji yi laa ko jox Aji Mbay ak Aji Ndiaye moom moo ma jox recette bi sister na nga gis nag ma daal di si dolli woon comme li ma leen wax si biir show bi rek ni ma defar fële benn jën bu ñu lakk boole ko ak ay légumes yi nga xam ne moom laa doon baxal ñoom laa boole ak ay légumes pour koo xamante ni par exemple ñëw na sa kër tombé woon supposons mu am allergie wu noix maanaam gerte donc loolu du tax yow ngay dem di toggaat leneen soo amee ñankatang wala leneen loo am rek mun nga ko jox ak jën yi moo tax jën yi laalul benn yoon lu am kii bi gerte bi donc mu nekkoon ni ñun xam naa dinañ boole affaire yi ak ceeb bi mais man moom personnellement man duma laal sax jën bi di ko booleeg ceeb bi parce que dafa neexee nii soosu kii bi soosu diwtiir bi moom aussi macha allah moom tamit da nga siy def sel ak sa assaisonnement su la neexee man tuuti suñu mélange d'épices bi rek laa si def donc mu nekk loo xam ni dafa neex loolu dafa nekk diggante ciw diwtiir ak tamit boo jël xawma diwtiir di ko wis si lekk comme si diggante boobu daal la nekk vraiment je vous conseille ngeen essayer ko parce que neex na trop voilà di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu si chaîne bi te puis soo ko defee bul fàtte di appuyer si cloche bi loolu dina la mun a notifier comme chaque fois rek ni ñu koy waxee lu ñu mun ci dugal dee leen partager aussi vidéo yi ñun aussi dinañ bëgg di gis seeni recette parce que ñu ngi siy recevoir yenn yoo xamante ni macha allah yu nice ku nekk di si def say touche personnelle donc yooyu noonu dinañuy neex loolu ku reprendre di ñu wan affaire yi donc di leen wax ak di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen xeetu tamit togg yi nga xam ne dañu koy indil di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah